comme lébu laa 100% damay nuyoo sama waa dëkk man tamit. jërëjëf moom El Hadji Malick Youm alors mais nag tey dama bëggoon bala ñuy waxtaan ci sujet yi nga xam ne moom laa fi tudd léegi ñu évoqué lu am solo mooy diplomatie li ma bëgg ñu waxtaan ci diplomatie mooy ñaari événement yoo xam ne dafa daje benn bi mooy le khalife général de Medina Baye Cheikh Mahi Niass ñibbi si tey ci Ndakaaru ñu targal ko fi sagal ko bu baax a baax ginnaaw ba mu réussir loolu nga xam ne moom la demoon wuti foofu la ca Soudan en même temps le président Macky Sall doon déplacé wu foofu ca Russie yore woon fa kàddug Afrique ay waxtaan yu am solo am fa bu mu fa jógee sax lam xamle mooy moom kontaan na ndax li mu dégg rassuré na ko ñu bari ñi seetaan image yi dañ naan c'est très rare quand même nga gis le président Poutine mu aussi décontracté ci benn audience souvent c'est quelqu'un de très fermé mais tey peut-être Macky Sall am na lu mu ko def quoi dinañ waxtaan léegi ci Macky Sall ak Poutine ak Russie ak Afrique maam Birame Wathie mais dama bëgg ñuy commencer Pape Mahawa lan moo la booy gis Cheikh Mahi Niass li mu def Soudan lan la lay inspiré yow. Inspiré daf ñuy inspiré beaucoup de confiance. daf ñuy inspiré fierté. daf ñuy inspiré xel mu dal ndax lii moo tolloo ak dayu Sénégal lii moo may doon wax ci benn plateau fan yële ñun jéggaani wuñu kilifa ndax dañoo am ay kilifa yu mat kilifa dëgg la yu ñu jàngal diine jàngal ñu sagesse jàngal ñu république jàngal ñu yar ak teggin donc dina bokk ci li nga xam ne mooy mandargaal di jëmal li nga xam ne mooy Sénégal ci anam boobu suñu demee ba xalif général Medina Baye dem doxi tànku jàmm fële ca Afrique la corne de l'Afrique def fa loo xam ne kilifa gu nekk bëggoon nga ko jéem moom mu def ko mu sotti mu ñibbisi fa tubaarkàlla ngeen gis dalal bi ñu ko dalal mu doon la fierté de tous les Sénégalais donc daf ñuy conforter ci góorgóorlu daf ñu war ndax suñuy kilifa noonu lañ ñu wane yoon bi naka noonu nag ci ñaari tànk yëpp nii mu def tey noonu la ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass doon defee dem nga xam ne Biafra Kano Nigéria duggoon na fa di fa def ay jéego def ko ci yeneen pays Afrique def ko fépp ci àddina bi ndax moom lañ doon naan Baye Niass l'international mais naka noonu it ci noonu mu amoon ci tànku diine mu amoon ñu demee ni sëñ Mourtala itam nga xam ne fu ne ci àddina dañ fa doon dem ci këru diine yëpp njaboot gi yëpp waa kër Tivaouane yi tamit noonu la doon demee mais noonu lañ amee woon tamit ci pàccu politique ay leader politique d'envergure moo tax sunu démocratie ak sunu xar kanamu réew mel ni mu mel la même chose nga jël ko ci Léopold Senghor jël ko ci Mamadou Dia jël ko ci Cheikh Anta Diop nga xam ne fépp ci àddina bi lañ koy nawloo ci xam-xamam ak taxawaayam ci ay idées politiques loolu moo tax Sénégal tey doon Sénégal bi mu doon moo tax tey Sénégal bi mu doon am na ay doomu Sénégal yoo xam ne am na lu ne lu mu leen jaral ñu teg ko ci kaw table bi pour préserver ko pour ñu bañ ko saboter d'accord mu tegu rek ci yar diine xam-xam loolu la ñu inspiré d'accord Aldiouma Sow waaw Moustapha li sëñ maa yi def ñuy def mooy rafetlu ko jaajëfal ko bu baax a baax a baax mais waruñu ci yem Moustapha waruñu yem rek ci rafetlu ko parce que li ñu war a posé wu question tey mooy li mu def yàgg na am Sénégal parce que tubaab bi ginnaaw bi mu boomee suñu buur yi fi nekkoon yépp pour mu pacifier Sénégal daf koo jaare ci kilifa diine yi démb rek maa ngi gis benn traité bu Faidherbe bi signé woon ak le roi des Maures Jean ci de Brice de Lille xaw ma benn gouverneur également il avait fait la même chose depuis le Trarza il arrivait à pacifier la Sénégambie en passant par les guides religieux donc question bi ñu war a posé wu mooy loolu yëpp am nañ ko capital boobu am nañ ko suñu sëriñ yi mettre ko à notre disposition mais lan lañ ci def parce que tey li sëñ bi demoon doxi boo ko delloo ci mbirum état diplomatie la maanaam pàcc la ci yi nga xam ne état day dox ci yoon. am ñu koy def diplomatie religieuse. moo ngoog mais au même moment boo interroger ñun suñu diplomatie réew ci li muy doxee ak ci sart yi mu tegu da ngay gis ne sart yooyu dañ ko jéegaane parce que tey boo xoolee suñu diplomatie li ko structuré du point de vue des règles. c'est le droit des gens ku ko tudd Grotius il a vécu en Grèce antique. Donc da ngay gis ne que nous avons un capital un atout mais nous ne l'avons pas capitalisé dans notre fonction publique. Deuxièmement mooy lii dafa tekki rek ne
état bi war na reconsidérer relation ak sëriñ si man li ma gëm mooy war nañu dépasser stade bi nga xam ne sëriñ bi dañ koy jàppee ki nga xam ne day ñëw dolleeku ci li police di def wala justice di ko def maanaam pour mu maanaam comme outil de contrôle social man li ma gëm mooy ci état buy fonctionner normalement ci wàllu éducation ci wàllu économie ci wàllu justice soxlawuñu naan dañuy dem ci sëriñ bi pour mu wax ak taalibe yi pour ñu dal ak yi ni demee noonu man gëm naa ne waratuñu yemali sëriñ bi ci fonction sociale boobu sëriñ bi war na mën a laaj suuf ñu jox ko bu fekkee dañu valoriser sa fonction économique waaye bu fekkee pour nga jox sëñ bi suuf pour nga ubbil ko école faw mu nangu ànd ak yow ci politique bi ngay doxal te politique boobu koo xool ba ci biir méngoowul ak li nga xam ne mooy bëggu-bëggu askan bi tant que ñoo ngi koy doxalee noonu apport bi nga xam ne suñu sëriñ si mën nañu ko indil ci suñu diplomatie suñu koom-koom ci suñu dalub léew day des may jeexale ci foofu naan li muy tekki aussi mooy war nañu xoolaat suñu mode de règlement des différends parce que fi sëñ bi demoon ab parti bu critique la ci continent bi ñun ñëpp ñoo ngi fàttaliku keroog bi Ahmed El Bachir demee sommet Union africaine ba fële ca Afrique du Sud waa CPI ne nañ ko jàpp mu indoon crise diplomatique bu rëy ñun ñëpp xam nañ li ko jur mooy problème bi amoon entre Darfour ak Soudan jaaree ko ci la milice Janjaweed bi nga xam ne tey sëñ Mahi Niass ñoom la convaincre pour ñu wér seen ay ngànnaay donc dañuy gis ne que jot na en Afrique également suñu diplomatie ñu basé ko ci ay mode alternatif de règlement des différends boo xam ne day mettre en avant suñu gëm-gëm parce que suñu société dañu yàgg am disons des ressorts yu ñuy appuyer pour régler les conflits tout à fait may wàcce rek may jeexal naan moo tax ñun waa Pastef ñu ne il faut ñu indi une traçabilité ci relation entre état ak confrérie yi parce que seen utilité sociale kenn naatable wu ko tey fii kenn mënta taxaw ne sëriñ si dañu war a questionner seen nekkin ak seen i comportement waaye dañu jàpp ne vide juridique bu am foofu rawatina ci wàllu koom-koom ak yi ni demee noonu les politiciens yi nga xam ne matewuñu lañ leen fa tege dañ koy instrumentaliser loolu mën na jur njeexintal boo xam ne du bi gën ci suñuy kilifa moo tax ñu ne bu ñu sénégalais wóoloo ba dénk ñu réew mi relation yooyu dinañ ci indi traçabilité li nga xam ne day dem ci sëriñ si day dem ci événement religieux yi sénégalais dinañ ko mën a repérer ci budget national bi ñu xam ne lii kat ci sëñ bi la jëm su ko defee ay werante joxe nañu temps ministre de l'intérieur gis nañ ko keroog ba mu fa yóbboo saaku xaalis ak yi demee noonu comportement yooyu gëm naa ne dafay am na mën na indi njeexintal yu doy waat ci relation bi nga xam ne moom la wet état war a am ak confrérie donc bu ñu yem rek ci sàbbaan mbir mi mais nañu indi ay réformes yoo xam ne dañuy gën a dëgëral taxawaayu sëriñ si. El Malick gi yow jàngalekat nga am na ñu bari ñuy wax ne Sénégal dañoo manqué ay références.